musut am ci histoire du Sénégal muy gàcce bu rëy Afrique gi yëpp Sénégal gàcce la fi am fi mu ne nii fu ñuy romb dañuy yolos ñu nekkoon réew moo xamante ne ni tabbal ñu ngi di ko tagg ci kaw nit ñi di ko magnifier ci suñu démocratie foo tourné ñu naan la Sénégal waaye léegi soo dee sénégalais Mali sax boo fa demee da ngay yolos dugal sa doq parce que gàcce bi ñu Macky Sall teg ci àdduna bi yëpp ci delloo ginnaaw suñu démocratie delloo na suñu démocratie ginnaaw ba nga xamante ne ñi ngi ci réew moo xamante ne kenn mel la kenn mënatu fee nooy kenn mënatu fee sëqat kenn mënatu fee wax ndax Macky Sall def na réew mi un état policier moyens yi mu jël def ko ci réprimer maanaam def ko ci dóor jàpp xoqatal tiital tëj kaso opposant activiste ak képp koo xam ne yaa ngi wax loo xam ne àndul ak moom su defoon genn wàll gi rek ci assurer la sécurité des Sénégalais kon jamono ji yëpp kenn du fi wax ay waxum agression ay waxum rey ay nit ay waxum nangam ak sàngam mooy maanaam moom programme am ak planning am mooy indi kawo ci Sénégal indi jiixi jaaxa jafe-jafe ci Sénégal pour mën a imposer sa dictature son état policier moom moo la gën a xam ne loolu du jàll. commencé woon nañ ko ñaari ay bés ci ginnaaw ne ñi ngi dem ci tournoi bu am solo ndax conseil constitutionnel saa buñ ko séentoo ci wax lu amal solo askan bi mu wan ñu ne ñu askan bi nekkuma fi kamay jox ay avantage ay oto ak ay salaire yu ñu yokk kooku laa fi nekkal muy président bi nekk di exercer le pouvoir ci jamono boobu defoon na ko ci jamono Abdoulaye Wade mu ngi koy defaat ci jamono Sall mii bokkoon ci ñun ñi doon kaas naan conseil constitutionnel bi baaxul décision mi baaxul tey même conseil constitutionnel boobu noonu moo nekkaat di ko appliquer la mu namm ci réew mi muy lu garaaw nga jógee ci conseil constitutionnel bi wàcc ci ki nga xamante ne moo war a organiser élection yi ci boppam kooku mooy problème bi François nu tuddati sax Antoine Félix Diome c'est lui le principal problème parce que mënoo organiser ay jongante ba pare di football waaye mais finalu Sénégal Égypte Mo Salah mënul woon nekk arbitre ba pare football mënul ne te Macky Sall ci boppam à l'époque dafa kaasoon révoquer Ousmane Ngom ba Abdoulaye Wade wane grandeur changé ko indi keneen pour ñu mun dem ci ay élections yu apaisé mais tey ñi ngi fàttaliku ci Aly Ngouille Ndiaye def na woon du ma ko def bi yoon waxul du ma ko def patt la ci def di def la ko soob di def la ko neex waa ji ne fi di wax lu ko neex di jël décision yu ko neex ñu indi réew mi ci instabilité boo xam ne musut am di créer ay mbirum rebelle yow même l'Assemblée nationale amuñu accès sur le fichier de la Casamance ñu jël le problème de la Casamance sérieux bi mu sérieux ci ñun waa askanu Sénégal ñu teg ko ci espace public bi seen ay saagakat ci internet bi di wax naan ay rebelle dugg nañu Sénégal jàpp nañu rebelle bi ay procureur génn di ci wax ay waxu daanu ci saret ci lu dem ci mbirum sécurité intérieure du Sénégal ñu am gaz am pétrole am leneen ak leneen nga xam ne réew mi almet buy kosu réew mi di tàkk ñoom ñu jël almet bi di ko foyee ci buntu gaz bi nga xam ne kon ñii liggéey taxu leen jóg taal réew mi moo leen tax a jóg ñu ne li conseil constitutionnel di waajal décision bi mu ci war a jël dafa am solo na lire le droit élection dafa am règlement ku war a bokk ak ku warut a bokk la tax nit di bokk soo ko remplir da nga bokk la tax nit du bokk soo ko remplirul bul bokk waaye li ñu gis mooy conseil constitutionnel bi jëlul responsabilité dafa pire dafa saaga le droit le conseil constitutionnel a insulté le droit insulté xelu sénégalais yi saaga képp koo xam ne yow professeur yooyu fa nekk ñoo la jàngal ci université yi wax la ne la lii mooy droit ñoom Omar a ngi fii si ginnaaw ay étudiants lañ ñoom nee nañ xàmmeetuñu seen ay professeurs ils se disent que du kii wala du ñii ñoo leen doon jox ay cours seen classe parce que lépp lu ñu leen jàngaloon salfaañee nañ ko teg nañ ci seen tànk pour plaisir u Macky Sall pour bànneexu Macky Sall ak njabootam conseil constitutionnel bi génne décision boo xam ne éliminé na ay liste yu bëree bëri
ñi ci société civile bi wax nañ ko sànq gëm sa bopp bu buggaan wax nañ ko jàmmi réew mi bu ñoom Fadel wax nañ ko ñoom Serigne Mboup mais ñu ne li gën a ti ñaaw mooy mu ne yow équipe nationale bu Sénégal day football yi waaye Sadio Mané Kalidou Koulibaly Edouard Mendy Gana Gueye yéen du ngeen football remplaçant yi ñoom ñooy football ñii duñ football waaye moom équipe am ay kàngamam yëpp danañ bokk yow nan mu ngay football ak nit ba pare ne ko yow waaw say kàngam duñ bokk man samay kàngam kese ñooy bokk loolu waxu caaxaan la Sénégalais ngeen comprendre ko noonu soo nee waa ji say remplaçant ñooy bokk titulaire duñ football mooy match ña nekk titulaire bokkuñu mais yow say remplaçant ñooy ñoo ñu football ko ñu ne ko nag conseil constitutionnel vraiment yow nag bii nag moom moo xadd kaaba gi décision bi nag moo xadd kaaba ga parce que nag fooyee droit à ce point fooyee ay articles yoo xam ne ñoo ko toog tëgg ko ci suñu mum réew ngeen jël ko fooyee ko dëggate ko comme ça musut am te gàcce la te l'histoire retiendra te bu leen yaakaar ne parce que tey Macky Sall mooy tooyal seen ceeb kër suba ëllëg kenn du leen ko fekkee kenn du leen ko toppee kenn du leen ko fàttali yore njaboot ci mim réew di jël yenn décision yi ak taxaw yenn taxawaay yi dama defe ne fàtte ëllëg am na moo tax la ci la coalition Yewwi Askan Wi jël décision def marche ñëpp naan marche bii wala lee mais en toute responsabilité ñu def yëfu mag organiser ay milliers de sénégalais ñëw ci place bi fees del amul kenn ku ko mën a lam-laamee heure bi jotagul sax pare nañ ku ne dem nga sa yoon bañ nettoyé fa def fa la ñu war a def mais ñooñu bu ñu woote waatee manifestation te yow jàmm rek tax laa jóg mais ki defoon wan la laajaat pour defaat mais jox ko mu def Macky laisse les gens manifester Aliou Sané wax na ko léegi jamonoy Abdoulaye Wade dem na benn moment on demandait plus les autorisations on n'adressait plus de lettres au préfet dañu dem ba obélisque dafa nekkoon place Tahrir bu Égypte dañuy ñëw rek dem toog Wade jël sécurité teg ko buntu RTS ne fii bu leen fi romb bu leen dem place de l'Indépendance ci la loi Ousmane Ngom bii génn tey bi bunkériser Dakar aaye nit ñi ñu génn mu ne yéen bu leen romb fii teg cordon am foofu les gens manifestaient comme ils le voulaient chaque jour loolu mooy démocratie mais dama gis naqar bi sénégalais yi di gonfler seen biir xol yi coono yi sénégalais yi di dund jafe-jafe yi sénégalais yi di dund soo leen bàyyiwul ñu exprimer ko ci nii ñu exprimer ko ca nee te loolu moom mooy dëgg Macky Sall ci histoire du Sénégal mooy président bi ci gën a jógee ci ndóol parce que ndóol ci la màgg nan ngay màggee ci ndóol xam luy ndóol dugal sénégalais yi ci ndóol man dama defee woon ne ku xam luy ndóol di nga fexe ba sa askan duñ dund jafe-jafe ndóol waaye yow ndóolal nga askan bi xiifal nga askan bi fajoo askan bi jàngaloo askan bi joxoo liggéey askan bi mais di màttu rek ay li fi amoon du fi amaat lu raw moo am keroog le 17 bi nga ko aayee lu raw li amoon mars daaw moo am parce que su dee mars daaw ay milliers de sénégalais ñoo génn nga rey ci 13 bii li génn matul noonu ci dayo bi mais rey nga ci 3 kon proportionnellement lu ko raw moo amaat parce que da nga rey 3 ci fukk bële nga rey 13 ci junni yow rey rek kill tuer de sang-froid balle réelle qui a commandité cela et jamais on aura de coupable duñ mës a am ku ñu jàpp ne kii moo rey xale yi kenn du ci mës a indi lu leer chaque fois ñu rey ay doomu sénégalais te kenn du ci indi lu leer ñu lay xamal ne la Macky bii yoon le 29 bii nii opposition bii di Yewwi Askan Wi woote waat na soo leen bàyyiwul ñu def seen manifestation ci jàmm comme ni ko suñu constitution waxee soo leen bàyyiwul ñu def li nga xamante ne c'est leur droit ñoom ñoo ko moom ndeyu charte réew mi moo ne fépp fu sénégalais ne nga am lu la naqadi moo xam jaadu na jaaduwul mais dalaa naqadi yow am nga droit nga dem yëgal autorité bi ne ko damay dem ma ñaxtu ko li ko war mooy mu ñëw ne la fii bul ko dépassé fii nga ma wax heure bii bu jotee demal ndax kat soo aayee manifestation la nga ciy def ci matériel def ko ci police def ko ci lacrymogène def ko ci ndox mu tàng def ko ci tiital dëkk bi ci mobiliser suñu frères policiers yi du ñu lekk du ñu naan soo ko defee ci encadrer une manifestation du sax toll un quart bi 10 policiers mun nañu sécuriser une manifestation autorisée 10 alors que une manifestation non autorisée il te faudra 1000
à Dakar, 1000 à Guédiawaye, 1000 à Pikine, 1000 à Ziguinchor, 1000 ailleurs. Parce que partout dans le Sénégal, les gens vont manifester. Et dans la diaspora. C'est que Macky, ña ngay yónni ña ngay bañ ñu yëg ne Sénégal mu ngi yëngatu waa France yëg nañ ko Macky bàyyi bu naqat sa bopp àdduna bi yëg nañ ne Sénégal am na guuta baaxut tout le monde est au courant France gi ngay bañ mu xam ne Sénégal yëngatu na yaa ngi fokkati droit yi ils le savent seen ambassade baa ngi fii am nañ ay renseignements généraux ils savent tout ce qui se passe ñoo la ko gën a xam te France moomee la ngemb moo la gën a xam ne askanu Sénégal du nangu mu foye ko France boobu ak occidentaux yooyu ñoo la gën a xam ne askanu Sénégal yeewu nañ askanu Afrique de l'Ouest ci en général yeewu nañ que yooyu dootul amati que ay préfet yi ñëw fii toog ay chef de canton yi ngeen di yabal ñu ñëw fii sous préfecture di ñu jiite di ñu foye di ñu nax na loolu jeex na fi te bientôt ils vont te lâcher ils vont te le montrer parce que ñoom seen ay intérêt moo leen tax a jóg parce que xam nañ ne askanu Sénégal kenn àndu ceeg yow su amee ñu ànd ak yow it motuñ fukk kon ñu lay wax ne bàyyil sénégalais yi ñu manifester ñun de li ñuy wootee mooy képp koo xam ne démocratie moo la tax a jóg liberté moo la tax a jóg bëgg Sénégal moo la tax a jóg yëf yi doonatul affaire u Yewwi Askan Wi dafa dem nekk nag léegi mbirum Sénégal ci boppam nekkatul affaire Yewwi Askan Wi affaire u Sénégal la parce que suñu démocratie bi ñu xeex ba moom ko moom Macky Sall musul nooyi lacrymogène waxoon naa ko fii ba muy indi maire gàddoom bi it bi 18h30 jotee dafa ne pëccet dem musul fekkee fu ñu sànnee lacrymogène xamul xeex xamu ko xamul jafe-jafe xamul métti xamul raak musul raak looloo waral pour moom raak bi moom day jël dure waaye bi yoon Macky di nga raak de Macky di nga raak parce que dañ pare raak ak yow dañoo pare pour raak te Sénégal gi yëpp ay raak képp koo xam ne démocratie moo la ñoŋal di nga raak incha allahu rabi le 29 bàyyil nit ñi ñu dem manifester si jàmm bu ñu jógee ci le 29 ñu bëgg a manifester waat le 27 ak le 30 ak le 40 bàyyil sénégalais yi ñu manifester parce que fii ba élection yi di ñëw Macky bàyyi ngaa am jàmm ci mim réew parce que ñun amuñu jàmm munuñ ñàkk jàmm nag nga toog sa palais di am sa jàmm yow du day yomb munul ne soit tu gères le pays ci ay règlement ak ay droit ak li war soit ñu wan la ne la ñun boo ñu joxul boo tegee droit sim kaw ñu jël li ñu askan bi li ñu suñ constitution may mais jàpp ay député te dindi woo seen muraay kiiraan jàpp ay maire jël ay nit opposant tëj leen bunkeriser leen Aliou Sané wax na ko léegi jamonoy parrainage noonu la ñu defoon ñun ñëpp kër Simon ñu xëy war a déparé kër Simon mu teg cordon bunt kër Simon ku génn mu jàpp la stratégie yooyu nga xewal amul problème kon incha allah nañ ci dem ak yow le 29 incha allah bàyyi sénégalais yi ñu manifester bàyyil waa Yewwi Askan Wi ñu def seen manifestation on appelle tous les sénégalais ñu génn massivement li nga gisoon keroog lu ko quadruple ngay gis parce que toute cette force silencieuse ñu ne woon patt toog naan mbirum Yewwi la ak Macky tey jii xam nañ ne nekkatul mbirum Yewwi dong mbirum Sénégal la ak suñu démocratie et pare nañ suñu démocratie